bismillahi rahmaani rahim sëriñ Jili maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar suma wayjur yi ma fekk ci jotaay bi yëpp ak suma mbokk taalibe yi di sant bu baax ci bokk ci jotaay bi nga xamante ni bi may toog di déglu soo demee université li ñuy tuddee ay cours magistral loolu lañ fi dégg tey nga xamante ni kenn ku ci nekk dina fi jëlee loo xamante ni su ko yóbbuwaalee ni ko sëñ Abdou doon waxe léegi te tudd baatu continuité yaakaar naa ne loolu mooy li nga xamante ni moom la ci amee ak dundal li nga xamante ni moom mooy dundu Cheikh Saliou radiyallahu taala anhu jamono yi ñu toll wala fi àdduna toll nii li gën a jaaxal humanité rawatina Afrique mooy sunuy ndaw nuñ ñuy def ak ñoom Sénégal rek waxuma la Afrique waaye Sénégal rek fi mu ne nii téeméer boo jël dañu wax ne lu toll ci benn fukk ak juróom ay ndaw lañu te xamuñu fi mu ne nii nan lañ leen di def ñu nekk di traversé ñaari mbir yoo xamante ni yëpp sëñ Saliou taxawaayam te mu ndono la doon préserver rek ndono li nga xamante ni moom la Cheikh Ahmad Bamba bàyyi loon te loolu it la Sëriñ Tuubaa doon na woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sunu borom daf ko jaarale ci vulnérabilité yëpp ndax loolu dafay tax ki nga xamante ni dañ koy waajal ngir mu jiite ay doomu aadama mu jaar ci vulnérabilité yi day tax bés bu eggee foofu xam nan lay jëflanteeg vulnérabilité yooyu ngir mu am sensibilité bi yërmande bi yonent bi sunu borom daf ko jaarale ci ndaw jaarale ko ci jirim jaarale ko ci ñàkk jaarale ko ci beneen vulnérabilité muy jigéen mu boole ko ak soxna Khadija buñ ñu koy jàngal dafay mel ni benn femme d'affaires boo xamante ni dafa xëy rek jekki am lépp dikkal ko mu amee business boo xamante ni noonu la toll demeewul noonu boobu Makka pour nga nekk jigéen xeex ba am autonomie financière boobu nekkul woon lu yomb mu xeex ba egg foofu suñu borom jëlaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole kook moom mu nekk beneen vulnérabilité ndax xeex ba egg ci kaw yomb na waaye des fa moom moo jafe jamono boobu nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci moom nga xamante ni dañoo bokkoon ànd ci xeex boobu te réew yi nga xamante ni yëpp rawante na ñaar moom mooy leen di distinguer mooy place bi ñu jox xale ak place bi ñu jox jigéen ba fii may wax ak yow loolu moo particularisé réew yi boo jëlee Afrique tey Rwanda bi nga xamante ni ñoo ngi yéemu ci développement niveau de développement ñoo ngi yéemu ci niñ fa xeexee guerre léegi pour ñu gis ku ñuy corrompre foofu problème la ku ñuy guerre te loolu yëpp li ko waral mooy dañoo jox jigéen place am waaye jox xale place am bi ma déggee léegi ñu ne li Serigne Saliou gënoon a bañ mooy ñu dóor xale après dafa ma am fu bëri fu ma yóbbu ndax dóor dafa bëri ay façon am na yet bu ñuy jël di dóor waaye injustice tamit ay dóor la waaye xañ koy àqam tamit ay dóor la te loolu fi mu ne nii xëy na dóor yi moo wuute waaye dóor a ngi am ba tey donc sëñ Saliou je pense que ne loolu moo tax li sëñ Abdou wax léegi luñ ko gën a mën a jàngale doyul waaye lu ñu gën a mën a vulgariser ci taxawaay ndax sëñ Cheikh dafa wax sànq sëñ Cheikh Balla Gueye dafa wax sànq ne bu noppee ci ki muy defar dina nekk imam bu maandu dina nekk liggéeykat waaye dina nekk chef d'entreprise am na xale bu ma xam fi mu ne nii boo xamante ni ci ndongo tarbiye la sëñ Saliou lañ ko joxoon la ko waajuram joxoon mu ngi Amérique fi mu ne nii waaye wax dëgg fa yàlla li muy def diggante Washington ak New York dal na xel seddal na it xol boo ko fa fekkee te li gën a jafe léegi ci ndaw boo xamante ni génn nga moom la ko yàlla defal te mu ngi ko jëlee ci sëñ Saliou muy identité xam na fi mu jógee xam na ki mu doon ndax jamono bi li ñuy gën a bakk maa ngi koy faral di wax keroog mooy gëm sa bopp waaye damay wax ne bala ngay gëm sa bopp da ngay xam sa bopp ba noppi ndax lu ko mooy mën ngaa gëm musiba ndax xamoo li nga doon ndax li hadisul xudsi di wax ne boo xamee sa bopp xam sa borom kon xam sa bopp du lu yomb fokk rek ñu dimbali la ci fokk ñu xamal la yow yaay kan fokk ñu xamal la fan nga jóge fokk ñu xamal la lan mooy corpus de valeur bi nga xamante ni war naa ànd ak ci sa taxawaay jamono bu nekk ndax loolu mooy tax boo génnee nga am contre proposition par rapport ak li nga xamante ni yaa ngi koy fekk keneen di la ko jox di la ko indil ndax àdduna moo baaxoo noo xamante ni choc de civilisation guerre de civilisation jamono bu nekk day am tubaab bi muy ñëw Sénégal dafa wax ne dafay indi mission civilisatrice mooy damay dem pour civiliser leen waaye damay indi mission évangélisatrice waaye dama leen di yóbbul diine ndax amuñu diine bi mu ñëwee lim fi fekk
ak li nga xamante ni mag ñi teg nañ ko egg tax na tey jii boo wàccee ci capital yi nga xamante ni yëpp coloniser woon nañu leen làkk colon bi ngay wax waaye boo wàccee Sandaga yaakaar naa di wax français ñi lay faale du bari ñu egg ci boo demee ci ëttu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul egg na gis nga sëñ Abdou bi muy wax léegi ak fierté bi mu àndal ndax environnement sociologique bi nga xamante ni moom moo ko produire moo tax mu gëm boppam xam boppam ba noppi doo ko gëm boppam parce que li mu gëm leer na ko naññ fi mu jëmit leer na ko naññ corpus de valeur boobu moo tax tey ji dañu egg ba ci impacté sax sunu langage doo wax jabar doo wax jëkkër am na noo koy tuddee borom kër soxna yaa ngi yee ambition ci moom yaa ngi yee vocation ci moom yaa ngi ko wax fi mu war a jëm doo wax dee na da nga naan wàcc na liggéey ndax xam nga ne am na lu ko indi woon ci kaw suuf te mooy li sëñ Saliou doon naan li la fi indi bàyyi la fi waaye leneen li ma bëggoon wax ci leadership bi ginnaaw valeur yooyu nga xamante ñun ñëpp war nañ ko partager leadership bu fort ñu bëri dañ koy wax tey mooy kilifa boo xamante ni am na kii daal ni fii la ñu jëm ak yooyu waaye leadership qualité daf ciy am solo leadership boo xam daf koy incarner ba pare boole ko ay valeur waaye lu ci gën a yéeme mooy lan mooy tant que yéen a ngi may jiital du ngeen ma gis mukk il prend la responsabilité loolu dafa am solo ci njiit yaakaar naa alxuraan dafay wax ne yàlla bañ na lool koo xam li muy digle du ko def waaw donc mu daal di wax ne li fekk yéen a ngi may jiital du ngeen ma prendre à défaut ci may def loo xamante ni neexul sunu borom wala day yàq àdduna wala mu yàq àllaaxira loolu responsabilité la discours boobu nga xam defoon na ko te ñu tegoon ko fii léegi tamit gis nga ni mu ci defee bu doon fii léegi dañ naan discours de politique générale mooy il décline la vision fii laa jëm nii laay doxee nii laa fas yéene doxee ñii laa ci fas yéene àndal ba pare schématiser nag ñi nga xamante ni ñoom la ci fas yéene àndal je pense que ne Xelcom boo ko xoolee tey projet de société la duñ ciy taxaw lu bari ci configuration cité bi ça va au dafa dépasser li nga xamante ni mooy ay tool rek dépasser li nga xamante ni moom mooy jàng rek mais esprit bi mooy projet de société la vision la te li sëñ Abdou wax léegi moom moo am solo mooy vulgarisation bi ndax bu fekkee ne dafay yem ci ñun rek wala ci ndongo tarbiye rek xëy na impact bi ñu soxla dëgg ci société bi duñu ko am te tey jii responsabilité ñëpp la ndax bu dee da nga ne naa defar suma bopp rek toog bàyyi ñeneen ñi yàqu xëy na yàqu googu di yàqu mën naa dem ba law ba ak si ceew ndax da ngay tëju ci sa kër di defar waaye loo yendoo gas ñu fanaani ko suul te su boobaa daanaka du bëri solo lool donc encore une fois sëñ Jili je pense que ne sëñ Saliou liñ ci taxaw tey mooy réew yi li ñu rawantee nation yu mag yëpp mooy capacité bi ñu am ci teg ñi nga xamante ni ñoo leen defal boo demee Amérique tey les pères fondateurs la ñuy wax boo demee tey jii ci Occident France ak yooyu am na ay kilifa yu ñuy tudd jamono yëpp am consensus ci ñoom maanaam nit ñi daje ci ñoom fas yéene jëriñu ci ñoom ngir xam ne bu ñu leen tegee bët di leen xool lu bari dina leen ci musal keroog lay wax keroog ma ne bu ngeen xoolee tey ni ñu demee ba organisation mondiale de la santé di artu ci sàngara di artu ci tux di artu ci nangam te tey ñun am nañ dëkk bu nekk Sénégal boo xamante ni loolu bañ ko fay tere boobu gars yi tereeguñu ko kon kay gars yi bu ñuy bàyyi xel ñële mbir yi mën naa changer aujourd'hui Touba rek dëkk bu yéeme la Sénégal lu ñu bëri xamuñu ne Touba reste la seule grande ville du Sénégal où il n'y a pas un seul bâtiment colonial Touba amul benn bâtiment boo xam colon bi moo ko defar donc ville de refus la taxawaay la résistance culturelle la résistance idéologique la résistance spirituelle la donc sëriñ bi yóbbuwuñ ko woon ndax da doon jullee ko woor dañ ko yóbbu woon ndax dañoo ne dafa subversif maanaam kenn mënu koo wax jaaral fii bu jaar fi ndax boobu nee na fi ko boromam jaar loo rek lay jaar ak mission bi nga xamante ni moom la ko yàlla yónni te finalité bi doomu aadama la te ci loolu la sëñ Saliou nekkoon te je pense que bu ma xoolee jotaay bi damay xam ne alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf